Mortala jërëjëf dañuy des ak waa Thiès dem ba foofee fekk fa Cheikh Anta Diop waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy dund rawatina ci wàllu cancer nu ci bëri nag dañu ko umpule na muy dikkee nu ñu koy moytoo moo tax génn kuréel jóg nag ngir jàppale leen waaye tamit tàggat leen ba ñu xam nu ñuy fex ba jàmbarloo ak jàngoro jooju waaye tamit mën koo moytu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar la ñuy fekk Cheikh Anta Diop ak Seylatir. cancer bi jàpp butitu jur ak cancer ween jamono yi dañoo nemmeeku ci réewum Sénégal bari na fi lool rawatina fii ci diwaanu Thiès loolee tax nag ay kuréel nouvelle génération pour le développement de l'Afrique jóg nag tànn ci région bu Thiès jigéen ñi nga xamante ni am nañu baat ak ay groupement ñu indi leen fii ci diwaanu Thiès ngir tàggat leen ci xamal leen jàngoro ji. cancer du col de l'utérus ak cancer du sein da di ay cancer yoo xam dafa sonal askan wi notamment ñi nga xam ñoo gën a néew doole. donc l'hôpital Barthélemy tamit dañ fi nekk pour jàppale population yi ak suñu partenaire bi nga xam ne moom mooy Nogeda pour vraiment mën a jàppale population yi surtout ces femmes leaders de groupement yi nga xam ni ñu ngi ci gox-goxaan yi ci biir région de Thiès ñu mën a dem à leur tour mën a sensibiliser yeneen dames yi nga xam ni ñoo nekk seen quartier ak seen gox yi. li ñuy wax rek mooy état bi gën a jàppale population yi par rapport surtout ak dépistage bi c'est-à-dire mammographie bi ñu gën ko yombal ñu gën ko c'est vrai qu'ils ont fait des efforts. parce que gis naa ren am na circulaire bu ñu génnee que ni ci hôpitaux yëpp dañ koy def ba 15 000 francs mais 15 000 francs aussi peut-être accessible pour tout le monde peut-être suñ ko gënee mën a wàññi dina tax soxna yi mën a teel a dem def seen dépistage bu ko defee bu ñu gisee jàngoro bi ñu teel ko mën a faj et puis dina leen mën jàmm. fexe nag ba jigéen ñi nag xam bu baax feebar bi ni muy ñëwee ci ñoom ak naka la ñu war a aaroo soxna sii di Mariama Jonn na nag kuréel yi war nañoo mën a jóg jàppale bu baax jigéen ñi. ñun tamit dañu gën a continuer rek di sensibiliser. parce que ñenn ñi xam nañu mais ñenn ñi xamuñu bon lu ñu war mooy góorgóorlu rek di gën a sensibiliser jigéen yi waruñu lu ñu gis ci marché yi lu ñu gis ñu koy publicité ñu koy utiliser loolu baaxul ci yaram saf-safa yooyu boo gisee cancer du col nu mu gën a bëree loolu moo koy indi donc yooyu yëpp dañ ko war a éviter baaxul góor yi tamit dañ ci jàppale jigéen yi di leen ñaax tamit di leen wax ne li ngay def du tax ba nga am changement ci yow ni nga mel noonu laa la bëggee donc nañ ko continuer noonu bouillon yi ñuy togg ci kër yi loolu tamit bokk na ci li koy yombal ay jimbo ay mami yooyu yëpp baaxul mais jigéen yi moom la ñu gën a mën a def ci togg yi boo demee marché yooyu ngay gën a jënd te c'est pas bon te am na aussi loo xam ne baaxul mooy ñun jigéen yi souvent dañuy tayal teg cin yi ngay jël lekk bi di ko tàngal ci four bi def ci ay caoutchouc plastique loolu tamit daf koy gën a yombal mais suukar bu bëri ci yaram bi tamit vraiment day gën a joxe cancer. ci kaw loolu nag ab bëccëg la ñu fas yéene taamu di amal nag ay dépistage ci hôpital Barthélemy ngir nag xool jigéen ñi nga xamante ni am nañu doomu jàngoro ji ñu teel a jóg ci ñoom faj leen ngir ñu mën a wér. Cheikh Anta Diop jërëjëf mu nekkoon xët moo xam ne danga ko jagleel jigéen ñi rawatina ñiy dund ak jafe-jafey cancer defe naa ne Cheikh Tidiane du ñu noppi di ko wax ñu ngi dund octobre rose mu mel ne cancer mu ngi def lu rëy ci biir àdduna rawatina Sénégal ak Afrique. Ah non, c'est quand même extrêmement compliqué feebar boobu te je pense que pour nga xam lu muy def ci nit tamit foog nga vivre ko de près parce que moi personnellement je l'ai vécu de près avec proche qui a même quitté ce monde te loolu moo ko yóbbu mais suñ ko amee coono yi ñuy dund jafe-jafe yi traitement bi chimiothérapie dafa métti tellement que lu ci gën daal mooy li ci maanaam du kër docteur yi digle dépistage bu nan lañ koy waxeeti sax bu gaaw bi nga teel ko def nga xam ne suñ ko teelee gis ci yow ñu teel ko traité moo gën nga bàyyi ko ba muy dem ba yegg yenn stade yi parce que su fa yeggee tamit déjà pour ñu faj ko sax mu wér du wér sax day nelaw rek à un moment donné da lay daaneel te boobu ce sera fatal. Chérif, est-ce que seulement le mois d'octobre doy na pour parler du cancer parce que bon c'est vrai que mois d'octobre bi dañuy gis ne octobre rose la mais bon est-ce que nekk lu warul nekk un travail continu en fait de tous les jours. kon ni nga ko waxee noonu le travail continu de tous les jours te boo xoolee ñi ci nekk muy LISCA ak les professionnels quand même boo xoolee 12 mois sur 12 ils en parlent malheureusement xëy na ñi nga xamante ni. xamuñ ci lu bari moom moo tax ñoo ànd ak ñoom mais je pense que am na solo un mois bi au moins ñu intensifier li nga xamante ni kon moom mooy xeex bi rawatina ci wàllu prévention te boo xoolee ñoom bu paree dinañ ci tirer bilan xool
muy taxawaay bu am solo boo xamante ni dañ ko ciy taxaw malheureusement comme li ñu wax borom xam-xam yi bari goo xamante ni mën nañoo law ci réew mi. rawatina ci biir gox yi. ci goxaat yi voilà parce que déjà pour def dépistage rek problème bu compliqué la. traitement bi moom lu ci bëri Ndakaaru la am nga dem ci hôpital Dantec ak seen institut bi fa nekk ak yenn xëy na hôpitaux yi nga xamante ñoom ñoo nekk Sénégal loolu nag bokk na ci li nga xamante ni day jur loraange ñun bi ñu demee jamono yi màggal gi Touba invité woon na fi benn gynécologue bu ñu ko wax ne moom mi ngi nekk hôpital Ndamatou femmes yi ci bëri bu ñu defee dépistage duñ ñëw sax di jël si seen résultat parce que dañuy duñ ñeme ñu wax leen annoncé leen la mauvaise nouvelle wala tamit problème moyen day posé goo xamante ni même bu fekkente ni détecté nañ ay signes ñoom duñ dem parce que dañ naan Dakar lan mën a dem suivre traitement bi te foofu xëy na conditions yi matewu ko wala kii bi c'est vrai que am na ci ay annonces yoo xam ne ministre bi ñu ngi ko doon def ne dañ leen jàppale ci bu dee cancer gynécologie gratuité ci chimiothérapie wala nangam mais ba léegi des na parce que situation bu compliqué la on a invité aussi Thiané Ndiaye nga xamante ni moom bind na ci benn livre nekk enseignante nekkoon suñu naataango ci wàllu journalisme tamit mais difficulté yi nga xamante ni am nañ ko déjà bu fekkente ni yow da ngay def ay traitement même am 50 000 francs yoo xamante ni bu moom nga sax moom elle est restée 2 ans pour dajale sa 50 000 yoo xamante ni may na ko yàllaa ko ci mujjal ak combat bi nga xamante ni def ay prêt bancaire pour faj boppam continuer di jàngale léegi philosophie fa la ca lycée bu Gossas muy jàmbaar yoo xamante ne wax dëgg yàlla am na ci ñoo xamante yàlla pour wane ni rek asu ñi ngi traité jàngoro ji buy wér mais dafa laaj quand même abnégation jàppale ci wàllu wépp bañ a stigmatiser voilà moral bu xaalis bi am na ci solo mais tamit nga am moral bi ak taxaw gi mat tamit yenn saa yi def si joué waaw taxaw ga am na solo te taxaw googu nag xam nga suñu structure sanitaire yi moom boo fi nekkee bu la yàlla mooy muñ déjà parce que déjà rang bi gudd na rendez-vous yi pour nga am ko yooyu yëpp dafa laaj te nga gëm ni yi boo xeexee moom ci ndimbalal yàlla war nga cee mën a génn donc loolu day tax rek ñu gën a xaw am xalaat ci femmes yi nga xamante ne moom la dal surtout yàlla na leen ci yàlla teggil jàngoro ji. allahumma amiin Chérif yàlla may leen xolu muñ ba ñu mën a dellu ci seen wér-gu-yaram seen sago ngir mën a taxaw seen njaboot mu mel ne Amina jigéen moom mooy cëslaayu njaboot bu amee jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram daanaka njaboot gi yëpp ay am jafe-jafe. ndax nag yaay bu tëdd dafa diis. Astu ni nga ko waxee dëgg la maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk téléspectateur ak ñu bokkal plateau bi. ni nga waxee cancer mbir la boo xam ne bu doy waar la te peut-être doo ko mën a xam kanaa peut-être nga jege ku ko mës amee wala ku ko amee nga xam ni ñàkk na bakkanam malheureusement la plupart du temps noonu lay demee man mi di wax ak yow peut-être am naa ci koo xam ne jege na ma lool te malheureusement loolu moo ko yóbbu donc mbir mu metti la mu tiis la boo xam ni boo àndeek moom déjà financièrement daf lay ruiner balaa mu lay yóbbu donc loolu lu ci mën a jàppale nit ñi mooy ñu teel ci jóg maanaam dépistage bi ñuy sensibiliser nit ñi di ci teel a jóg soxna yi bañ a ragal aussi teel a jóg dem ci structure sanitaire yi saytu seen wér-gu-yaram parce que tamit loolu moo leen di jàppale comme ni ñu koy waxee boo ko teelee peut-être yëg ci sa yaram mën na am yàlla def ci sutura peut-être nga génn ci mais malheureusement la plupart du temps li ñuy seetlu mooy ñi koy faral di yor biñ koy seetlu seen yaram day fekk mu nekk vraiment état bu avancé donc da nga ciy def xaalis bu bëri ñëpp jàpp ci nga sonn déjà métti boobu topp la ba en fin de compte mu yóbbu la lu metti la moo tax souvent lu mel ni octobre rose yi dañ ciy profito ñu gën a accentuer sensibilisation bi mais dañu gis ne léegi quand même et c'est une initiative à saluer ñu bëri ñu ngi ciy dugal seen loxo parce que récemment maa ngi dem au niveau de la gendarmerie et au niveau les femmes avaient organisé li ñu woowee 10 jours octobre rose maanaam dañu doon organiser ay dépistage woo soxna yi ñu ñëw foofu ñu seet seen wér-gu-yaram te ñoom nee nañu souvent boo teelee ñëw ñu dépister la mën na am yàlla defal la sutura vraiment ñu mën la faj ba nga génn ci loolu dina jàppale personnel médical bi dina la jàppale yow dina jàppale également sa famille mais doon na mbir bu metti boo xam ne dalay sonal dalay ruiner ba pare et malheureusement la plupart du temps ñu bëri duñ ci génn lu metti la. metti na Aminata Barry Sow qui en parle avec beaucoup d'émotion. Aminata defe naa ni ñàkk ku la jege dafa metti rawatina nag mu dund ay jafe-jafe nga dund jafe-jafe yooyu ak moom ñi koy dund nekk ci ay jafe-jafe tamit ñu ngi leen di may yàlla may leen xolu muñ Modou Fall defe naa ni yow tamit jàngoro ji ku ci nekk moo xam nga dund ak ku ko dund mu nekk sa wet wala nga dund ak ku ko sori luñ ci mën ci am mooy metti na. jàngoro ji man dafa ma tax a doon jirim ndax moo yóbbu sama papa cancer de l'œsophage ñëw interné ko woon hôpital principal en
91 mu def fa 2 mois finalement li Mbaare wax c'était trop tard ñu mujjoon ko il a été condamné que voilà c'est tout récemment yóbbu sama benn oncle cancer du côlon donc kon cancer quand même def na ravage chez moi mais man li may wax mooy fokk ñu accentuer wala ñu wax ci su fekkee jigéen ñi la li ci ëpp solo mooy teel leen sensibiliser ci ñoom habitude di saytu seen bopp di xool seen yaram bu fekkee mammographie la maanaam ñuy toog di xool ñu ngi wane ay technique ci wàllu ween nooy defee pour mën a xam ba xam di nga daj dond mu nekk loo xam te ni habitude lay doon ci ñoom di def tamit li nga xam te ni moom mooy frottis da ngay dégg souvent médecins yi wala les cancérologues ñu koy wax ñuy dem di am habitude di am gynéco bu leen di suivre wala ñuy faral di dem hôpital bu fekkee ni suñu jigéen ñi nga xam te ni sori nañu ñu leen di defal frottis ngir ñu mën ko teel a détecter ndax feebar la boo xam te ni tey jii heureusement xam nañ ni buñ ko fajee mu wér souvent nit ñi dañ daan toog mu ne seen yaram ba gañe leen ba kuñ ne woon cancer sa mbokk dafa cancer rek déjà li ngay njëkk xalaat mooy ñàkk nga ko mais espoir judduwaat na ndax buñ ko teel a détecter danañ ko faj kon fu mu ne nii solo si wala li nga xam te ni rek moom mooy saafara bu njëkk mooy fexe ba génnee ko ci sa yaram ñu teel ko xam teel ko faj nga teel a wér. merci beaucoup Modou Fall di leen masawu bu baax a baax ñi nga xam ne dañ cee ñàkk ñu leen jege wala seen ay wayjur ñaan yàlla ñu xippee aljana firdawsi te njaboot gi ñu fi bàyyi yàlla teg ci seen loxo ginnaaw wàllu wér-gu-yaram